rajo Convergence FM rawatina seen émission clé en main ni ngeen ko xamee ci micro bi Djibril Diop ci wàllu technique bi Serigne Saliou Diagne tey ñu ngi am mbégte mu rëy a rëy di dalalaat sax laay wax ci suñuy studio Cheikh Mafodé Ndong asalaamaaleykum Cheikh. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk yi ni ngeen ko xamee seen émission clé en main ñu fàtt yi ñëw ëllëg ñu mën a taataan ci seen ndono loolu ndax ku ne xam na ni jamono lëndëm na te yóbbal googu mën na doon lu ama am solo ci ñun ak ñoom yàlla nag def nañu dooree ci kenn ku nu ràññatlu loolu ci ñoom muy Cheikh Mafodé Lamine Ndong jot nañ ci déjà def ay émission waaye li wóor mooy yeneeni mag dinañ ci topp ci lu dul yàgg dara ndaxte xam ngeen ni mission rajo bi muy Convergence FM li nasaraat naan maintenir intact la mémoire de l'Afrique muy ñun suñuy histoire bopp tubaab bañ ñu ko nettali chinois bañ ñu ko nettali parce que ñun ñoo ko gën a xam keneen ku mu mën a doon ñu mën ko jël nag pour jëfandikoo donc loolu moo tax tamit du ñu am xel ñaar mukk ci utiliser langue wolof parce que nañ jàpp ni du ku déggul nasaraan rek déggoo amoo xam-xam nit dina bañ a dégg nasaraan te am xam-xam bu mën a jëriñ doomu aadama yi gaa suñu invité bii mës nañ fi def moom wax dëgg yàlla dégg na nasaraan ndax ci lay liggéey te def nañ fi sax émission en français waaye tamit léeg-léeg ñu recevoir koo xamante ni bii soit moom déggul wala demeewul noonu mais la mu am mën na jëriñ jàmm wala tamit ñamu intéressé bare nañu barewaay boo xamante ni te amaan na wolof la ñu gën a jubbu loolu lépp day tax daanaka émission bi dafay nekk loolu ñu naan bilingue cheikh bi tey nag dañu fas yéene yaatal dañoo fas yéene xóotal li tubaab naan mieux percer et cerner le personnage de cette illustre personne loolu la ñuy jéem a def ginnaaw bi ñu xamee ay waajuram moom Cheikh Mafodé Lamine Ndong bu tedd bi ginnaaw bi ñu xamee fa mu ganee àdduna ak de manière assez ramassée la mu def ci àdduna yëpp ñëw nañ ci xare yeeg ñëw nañ ci tour yu wuute yeeg yooyu yëpp def nañ ci ay émission léegi nag dañu bëggoon xam avec le recul ndax mbir léeg-léeg bala ngay natt daylu yëpp njotu gi mu def maanaam wolof naan ko njot mooy sacrifice bi mu def pour jàng pour sàkku xam-xam tey loolu ban njàngat lañ ci mën a def. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi dellu si di leen nuyu yéen ñëpp di yiital nuyoo bi borom kër gi monsieur le ministre des affaires étrangères di teg si nuyoo bi ñiy liggéey ci kër gi yëpp mais surtout nag yow Djibril Diop introduction bi nga def rek mooy wane ne li nga xam nga ko te itam ni nga koy defee rafet na te itam ku la déglu xam ne xamum nga fi nga jëm donc loolu ñu ngi la si féliciter di la si remercier di la remercier si invitation bi itam parce que invitation bi occasion la si ñun si liggéey bi ñuy def ñu mën koo yaatal mu yegg foo xam ne bu ñu yemee rek si moyens yi ñu daan utiliser du yaatoo noonu donc loolu itam perdre ñu ko de vue te mu am solo lool laaj bi nga laaj nag tabaarakalla am na solo su ma ko déggee mooy da nga bugg a xam ndax Cheikh Fodé Lamine Ndong ñi xamee ko ci île yi Mafodé Demba sacrifice bi mu def nu mu demee ak ban impact la am loolu mooy laaj bi. waaw loolu. sacrifice bi muy def mooy ni nga koy xamee mooy da ngay xam jaar-jaaram tuuti rek ci début bi mooy juddoo ci île du Saloum dans les îles du Saloum ci dëkk bu ñuy wax Diogaan nga xam ne c'est à peu près presque à 150 kilomètres de Dakar ou 2 au maximum mais nekk ci biir ndox mi
xam ne mënoo taal sa oto ba yegg fa mënoo dox ba yegg fa da ngay ñëw ba Joal wala nga ñëw ba Jifeer wala nga ñëw ba Sokone dugg gaal jëm ci île yi juddoo foofu nag ci jamono joo xam ne l'islam amul ci île yi l'islam amoon na Sénégal mais amul woon ci île yi la preuve ne amul woon ci île yi mooy Maba Jaxu Ba ba muy jihaad Gambie jóge fa ñëw jihaad Saloum continental dernière décision mooy maa ngi jihaad jëm Siin te île yi ci biir Siin la bokk te ba mu ñëwee Siin continental sax jotu leen a tuubal waxaatuma Siin maritime donc su fekkee ne kay woote ba muy woote loolu Maba Jaxoo ngi dund jógeegu fi bon ba muy woote l'islam amul ku juddoo foofu l'islam amagul say waajur jox la tur ngay ànd ak say nijaay ngeen di nooraani parce que séeréer yi ñoo lébu yi ñoo yem foofu ñoom seen métier mooy napp ñoominka waa Siin lañu mais géej ci biir géej gi la ñu nekk donc seen métier mooy napp mu ànd ak ay nijaayam di nappi dem fan dem Gàmbi ci ban dëkk bu ñuy wax Karewaan sa Gàmbi bañ fa yeggee ci la gis kuy jàng alxuraan mu ne ah lii moom ñëw ci kiy jàngale mu ne waa lii ngay jàngale nii lan la mu ne ko lii de alxuraan la mu ne ko luy alxuraan mu ne ko waxi yàlla mu ne ko ah waxi yàlla bi kan moo leen ko andil mu ne yonent bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la Jibril dey mu andil ñu ko mu ne amande lii dafa dugg suma xol loolu mooy sacrifice ba sacrifice ba mooy ba mu duggee ci xolam mu def ay pexe ba toog jàng ko sa pexe mooy fexe ba nijaayam yi jàpp ne dee na parce que nañuy man naka la mën a def ba nijaayam yi jàpp ne dee na mooy daf ne sëriñ bi dama bugg a jàng sëriñ bi ne ko toogal jàng mu ne ko déedéet su ma toogee jàng su ma nijaay yi jël si ma xaaral ma dem defi suma pexe mu dem jël gaalam ci tefes ga yóbbu ko ba ci diggu géej gi bàyyi puus ko fey dellu si nijaayam yi ñëw toog une semaine di ko wër gisuñ ko ñu ne ah comme gaalam gi dem na de bon xam naa ci guddi gi daf doon nappantu yi rek des fa ñu ne dee na sacrifice koo xam ne ba muy defi loolu am na 20 at ak benn takk jabar am taaw am doom loolu mu gis mu dugg ci xolam mu jaral ko mu bàyyi jabaram bàyyi taawam bàyyi doomam bàyyi ay nijaayam ndax jàngi alxuraan ak lislaam loolu mooy sacrifice bi njëkk donc noonu la toogee jàng alxuraan jàng lislaam jàng xam-xam lu ëpp 20 at ci Gàmbi loolu mooy premier sacrifice bi ah loolu am na solo xam naa ni li tax mu gis ko rek mu jaral ko loolu te mësu ko woon a xam loolu moom maanaam kéemtaan suñu borom la daal maanaam foofu mën nañ jàpp ni bu mu déggee dëgg am na ràññatle daal dañuy wax ràññatle nañ koy waxatee ci arab am na loo xamante ni ba mu déggee te xam ni lii dëgg la rek da koo nangu ba pare mu jaral ko sacrifice sur le champ ginnaaw jàng niveau ku wax jàng wax niveau ba ginnaaw ba mu jàngee ba noppi ak sacrifice yam fa def yëpp moom tey bu doon niveau yi ay néeg la ci ban néeg lañ koy dëkkale moom sang bi tabaarakalla laaj bu am solo la parce que tey niveau yi pour nit ñi xam ko dañ koy jox tur dañ naan diw docteur la ñu xam ne niveau docteur la diw professeur université la ñu xam ne diw magistrat la diw diplomate la ambassadeur la wala nangam la loolu mooy niveau yi ñu xam te moom domaine bi muy évoluer gannaaw ba mu jàngee ba pare mooy domaine yi diine ji soo demee ci diine ji niveau ñaari niveau moo fa am yu bokkul niveau académique am niveau bu ñuy wax niveau mystique
ñu jël ko ñu njëkkee niveau académique bi. niveau académique bi tur wu ci nekk ci biir diine ji dafa am niveau dañ naan la diw xaafiz la xaafizul quraan la. niveau la maanaam ku mokkal alxuraan la kooku benn niveau la. deuxième niveau bi dañ naan la xaafiz la wante dafa bind téere maanaam dafa nekk xaafiz ba pare mën a gëmmu bind alxuraan ba mu jeex te du xool ci téere bi. muy deuxième niveau bu am solo nag. lool ñu am ay zones yu nekk Sénégal yuñ ko gis yuñ ko ràññee. troisième niveau bi dañ naan diw de tafsir la. tafsir mooy spécialiste en exégèse li tubaab yi wax exégèse maanaam firi. firi surtout alxuraan. firi soo si amee spécialité ñu ne diw de tafsir la. moo tax ngay dégg ñu naan tafsir diw. tafsir Mapaate Jeng sa Saalum. tafsir Saaxo. tafsir Maba Jaxu. donc boobu mooy niveau beneen niveau la. beneen troisième niveau bi mooy ñu ne diw de xaali la. xaali ñu ngi ko jëlee ci arab mooy qaadi mooy juge maanaam diw xaali la mooy diw attekat la. maanaam l'islam problème bu am moom la ñuy oo pour mu atte ko. droit islamique daal la jàng. kooku xaali la. beneen niveau bi ba tey académique ñu ne diw de fóoree la olof yi ne fóoree. séeréer yeeg soose yi ne fóodee. loolu moo andi turi Cheikh Fodé. fóoree nag soo koy xool niveau yi ma wax yëpp da koy dajale. ci benn jëmm ji. ci benn jëmm ji mooy ñu tax ñu ne diw de kan fóoree la. mooy yi ma wax nii yëpp foo ko ci cuq mu dem foo ko ci laal rek mu dem. ñu ne diw fóoree la diw kan fóoree la diw fóoree la soose yi ne Fodé la. séeréer yi ne Fodé la. loolu moo tax ba mu demee fa mu doon jàngee Gàmbi def dëkk yu bari jàng fa. bokk na ci yi ñuy jàpp muy Kéréwan boobu ñu wax ci Gàmbi ak dëkk bu ñuy wax Madina Fodé Kunda. ak dëkk bu ñuy wax fàtte naa tur bi léegi dinaa ci dellu ci incha allah. donc ba mu fa jógee. ñooñu gis ne xam-xamam mat na. maa ngi fàttaliku dem bu ñu demoon dëkk bu ñuy wax Falia. ci île yi Saalum yi la. suñu benn doom baay boo xam ne waajuram bu góor ak suñu Cheikh Fodé mii ñoo bokk baay. mu ñuy nettali histoire Cheikh Fodé moom mu ne ni suma papa daan waxee suma waajur bu góor daan waxee la waxee. mu ne Cheikh Fodé day maa Fodé Demba. ba mu demee Bettenty. dafa jàng ba ne ñépp ñëw xam ne boroom xam-xam la ñu jiital ko. donc loolu mooy fóore kooku niveau académique moom fóore la. niveau mystique bi nag dafa bari ay tur moom itam d'abord dañ naan diw cheikh la. cheikh tey mën nañ ne def nit cheikh te fekk boo ko tëddalee alxuraan sax mënu koo lire. mais la logique mooy balaa ñuy seexal nit dafa waroon a nekk boroom xam-xam ba yegg ba niveau yi ma wax nii mu am ko. mais jamono dox ba tey cheikh signifie simplement ku ñu gërëm. ku sëriñam gërëm si tariqa murit wala xaadir def seexal ko. dëgg nañ ci yow daal. waaw mooy niveau mystique la pratiquement. deuxième niveau bi mooy diw waliyu la. ñu ngi ci deuxième secteur bi. ñu ngi ci secteur mystique. diw waliyu la. waliyu mooy xariti yàlla. waliyu mooy niti yàlla.
lan mooy spécificité wàlli yu lu tax ñu ne xaritu yàlla la parce que wàlli yu bu meree yàlla mer su kontaanee yàlla kontaan bu joxoñee yàlla dagg loolu mooy wàlli yu troisième niveau bi te balaa may dem si troisième bi pardon te wàlli yu nee nañu ñeent fukki jullit fu ñu daje wàlli yoo ngi si biir loolu moo tax bu mbooloo amee ñu ne na ñëpp ñaan parce que yàlla moo xam si ñeent mbooloo moom bu matee ñeent fukki nit kan moo si wàllu te wàllu yu lu mu ñaan yàlla mu defal ko ko boo jógee si wàllu yu troisième niveau ak mystique mooy xutbu moo gën a foor cheikh moo gën a foor wàllu yu parce que lu tax mooy da ngay nekk cheikh ba pare nekk waliyu soo a mën a nekk xutbu te xutbu mag ñi borom xam-xam yi dañ ne benn xutbu mooy am siècle bu nekk. siècle bu ne benn xutbu moo ci am. waaw donc loolu mooy xutbu soo toppee classification hiérarchique mystique bi boo jógee xutbu nga dem maliku itam moo gën a foor xutbu soo jógee maliku nga dem saxaaba gën a foor ñi ma wax ñëpp ñu àndoon ak yonent bi ñoom ñi àndoon ak yonent bi di jihaad di liggéeyal lislaam boo jógee si saxaaba nga teg si nabiyu moo gën a foor saxaaba gën a foor ñi ma tudd ñëpp boo jógee si nabiyu nga dem si rasuulu luy différence su nabiyu ak rasuulu nabiyu yàlla daf koy yónni te du ko jox téere rasuulu nag yàlla daf koy yónni jox ko téere loolu mooy différence yi grade yi léegi nag fan la si Cheikh Fodé nekk wallahu aalam yàlla rek a xam li am daal mooy liggéeyal na yàlla loo xam ne bu ñu ko expliquer képp ku am xel xam lan mooy diine xam lan mooy liggéeyal yàlla da nga xam fan mooy place am parce que li ma wax loolu li tax ma wax loolu mooy boo juddoo si dëkk si zone boo xam ne ñëpp duggaguñu si lislaam kenn duggagul si lislaam mu jaral la nga sacrifier sa bopp dem jàngi alxuraan jàng lislaam lu ëpp 20 at dellu si commencé nag di jihaad si biir île yi di collaborer ak Maba Jaxu Ba collaboration bu suñu maam yi xam di ko tudd di wax sax ay nit ñoo xam ne ñooñu lañ daan désigner pour ñu collaborer nga def loolu lu ëpp fukki at dem ba am juróom-ñetti fukki at si jihaad boobu sol sa dàll après 80 ans dem Mauritanie ba taseeg Cheikh na Cheikh Sadibou wa xayar def fa fukki at ak moom 1901 ba 1911 nga nekk ak Cheikh na Cheikh Sadibou ngeen dëkk nekk fu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Tuway Ziqt nee nañu Cheikh na Cheikh Sadibou def na fukki at ak juróom-benn Tuway Ziqt ba mu ñëwee Tuway Ziqt la commencé di ñëw di dugg Sénégal di am ay taalibe di former ay nit di defar ay nit ci biir Sénégal moom Cheikh na Cheikh Sadibou loolu mu ngi ko commencé en 1872 1872. yàgg na de. yàgg na. donc yow nga def li ñu wax yëpp jàng ba nekk Fóore ñëw tuubal ay nit ci ili lu ñépp xam la lu mu ëpp fukki at solaat sa dàll gannaaw boo amee juróom-ñetti fukki at. dem ba ci Cheikh na Cheikh Sadibou ne fag moom fukki at. juróom-ñetti at Tuway Ziqt ak ñetti at Nimzaat def na ak Cheikh na Cheikh Sadibou juróom-ñetti at Tuway Ziqt. Tuway Ziqt waaw. jógee ak Cheikh na Cheikh Sadibou Tuway Ziqt toxu Nimzaat def ak moom foofu ñetti at 1911 Cheikh na Cheikh Sadibou ne ko. Cheikh Fodé ñibbil nga yeggale liggéey ba nga commencé woon. donc kooku ñay déglu. ñooy koy classé nag. ñoo koy classé. dëgg la
parce que olof yi dañ ne le mois est haïssable. xaw ma tubaab yi kon. dëgg la waaw. tubaab yi dañ ne le mois. mana doo gis daal mana bu ko defee yow doo ne mana parce que man bu ma ko defee rek. loolu lay nuru parce que comme moo jur suma waajur góor. dafa manuma ne suma maam mooy nangam. déedéet. wala bii niveau la am wala moo raw diw wala diwa ko raw. mais li ma wax ku ko déglu. yow da nga mën a jël xam ni. yaa yeggale réponse nga yeggaleel sa bopp réponse bi. d'accord ma fàttali mbokku éditeurs yi yéen a ngi déglu clé en main suñu invité tey Cheikh Mafodé Lamine Ndong di porte parole daañu ci gën a ñëw porte parole famille bi suñ Cheikh bi bu ñuy wax Cheikh Lamine Fodé Ndong li xel yi di gën di ñëw mooy ay njàmbaarteem yu mu def ci toolu xare yi comme wax nañu niveau am léegi ci niveau bi nga xamante ni moom la ñëpp a xam muy niveau académique te mu nekkoon ci fi gën fay kawe di Fodé est-ce que am na benn pàcc ci dundam goo xamante ni bii toog na di ko jàngale yor daara comme niñ ko xamee tey ak niñ ko xamee ci yeneen kilifa diine yi waaw toog na jàngale toog na yor daara te loolu preuve bi nga si am mooy ñi mu formé parce que ku jàngalewul formé wuloo du ñu mën a nettali tey ku ñu formé Cheikh Fodé ba mu jógee Gambie jàngee ba pare jóge Gambie ñibbisi boobu mu ngi collaboré ak Maba Jaxu di jihaad Saloum mu ñibbisi 1862 ba mu ñibbisee ne fii ma dëkk de ñoom du ñuy jullit naa leen oo si diine ji jàngal leen diine ji comme Maba Jaxu ngi ñëw siin en attendant muy yegg si fekk am ñu xam lan mooy lislaam mu commencé jàngale commencé jiite soo demee tey Saalum Joogaan dañ lay jox liste ku fa mas a nekk imaam moom moo njëkk a nekk limaam loolu moo lay jox preuve ne moo dugal lislaam foofu boo demee itam tey si il yi ñamu jàngal ba ñu ne daf leen jàngal ba pare yamul si jàngal leen dafa jël kenn ku si nekk mu dem si benn île parce que il y a au minimum 19 îles dans les îles du Saloum île bu si nekk mu jël benn élimaan yóbbu fa ku jàngalul nit mënoo ko def élimaan di ko fa yóbbu déedéet te ñooñu ñu ngi fi si ñooñu avant Baka Daba Sarr si la bokk ci ñamu sampoon ci ñamu jàngal ba ñu ne samp leen ñu nekk élimaan imaam ma Ansungara di taawam bu jigéen si la bokk si il yi moom si daf ko daan ba mu ko jàngalee ba mu nekk élimaan daf ko daan yónnee si il yi jiita Saar bu baasul ku xamul Joogaan war a xam sax baasul fa yëkk ni dëkk mooy suñu commune ñun jiita Saar moomu mooy waajuri Buré Sarr moomu moo njëkk a nekk chef de canton ci commune de Bassoul Buré Sarr moomu lañ naan borom Bassoul ki ko jur Cheikh Fodé ko jàngal ba def ko élimaan donc nga jël Famara Ngee Sarr ñoojoor kooku itam Cheikh Fodé la àndaloon di jihaat mu jàngal ko ba jox ko élimaan donc loolu mooy preuve xam-xamam dafa mel na am na ku nekk ci ligne bi bëgg a intervenir asalaamaaleykum mbokk mi waaleykum salaam. ok na nga def tur yi naka la ma ne foo ñu woowee sang bi tur bi kooku dem na xam naa du ñàkk ne dina dellu si at ñu ngi koy xaar boo dellu see rek incha allah nga mën a participer ci waxtaan bi
waaw yaa ngi woon ci ñi mu samp waaye waxtu bi tamit xaw nañoo xoj bu fekkee mën nañu dem waaw demal ba ci kanam. waaw ñooñu mooy maanaam danga ma laaj. waaw ndax jàngale na. waaw ndax jàngale na. loolu mooy preuve jàngale bi dëgg la. suma papa yal na ko yàlla yërëm moo ma naan mu ne ma sa maam bu daan jiite ji. dañ koy wër def di laay sikar laay ba si jàkka ja. bu jullee ba pare ñu ànd ak moom sikar laay ba si kër gi. est-ce que te itam ñooñu mu jàngal ñëpp duñu ñoo xam ne dañ naan kooku kan la parce que su ma la ne ku mel ni Jiita Sarr. moo jur Buré Sarr. te Buré Sarr mooy premier chef de canton Bassoul. tey bu yàggul rek def nañu délégation dem Bassoul. waxtaan ak famille ba. ñu confirmer ñu lii ñoom. donc ak ñeneen ñu bari noonu la demee. donc loolu mooy preuve yi ne jàngale na te niveau jàngaleem foofu la toll woon. tabaarakalla ahsanal xaaliqiina parce que jàngal ay nit ba ñu nekk élimaan nga yónnee leen si île yi. placé leen jóge si île bi dem si île bi. tabaskeeg weeri korite sax noonu la daan def. tabaski donc tabaski ak korite. waaw noonu la daan def day def tabaski bu jotee parce que l'islam day soor a sampu. donc diine ji. ak xam-xami diine ji wasaarewul benn wasaare ba. donc mu daan jël si moom ña mu formé. fu nekk mu yónnee fa kenn. waaw nga jiite ji mën leen a jiite mën leen a xamal. noonu la daan demee. kon daal bu nu jàppee ci li nga wax kon degré d'implication ci maanaam xeex ñàkk a xam. kon mënoon na ni foofu def na fa liggéey bu rëy ci île yi. éveil des consciences tamit. daanaka dafay fekk si loolu rek. léegi nag moom maanaam naka tolluwaayam ci lutte contre la décolonisation ni fi tubaab yi nekkee woon parce que ñu ngi fàttaliku dul moom. ca mag ña la bokk. mag ñu njëkk ña bokk. maanaam rapport yi moo amoon ak tubaab yi. décolonisation mën na nekk nga xeex ak tubaab yi ñu génn mën na nekk tamit ngay conscientiser masse yi ba li tubaab yi bëgg ci ñoom. soppi leen pour ñu bàyyi seen cosaan ak seen diine seen aada mu bañ a ne. est-ce que loolu mën nga ci indil ay firnde ci moom. waaw. balaa may andi firnde si digganteem ak ñiy xeex lislaam damay dellu si benn aaya boo xam ne Cheikh Fodé dafa mel ni. moom dafa déggoon aaya ba moo tax mu def li mu def. pourquoi parce que alxuraan daf ñuy wax ne wa maa kaana al muminuuna li yanfiru kaafatan fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun la yatafaqahu fi diini wa li yanzuru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yaxdaruuna. aaya alxuraan bi li mu wax mu ne il n'est pas nécessaire que tout un peuple wala toute une région comme les îles du Saloum buubondoo bàyyi fa yonent bi wala bàyyi fa sax seen waa kër il suffit que kenn ci ñoom nangoo dem jàng wala mbooloo mu tuuti ci ñoom nangoo dem jàngi su jàngee ba xam yàlla xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam diine ji mu dellu ci mbokkam yi jàngal leen la mu jàng moom loolu la def mel ni moom ba mu koy def daf ko xam te xamu ko. parce que manuloo xam waaw manuloo xam lii ba pare ñu naan fa nga jóge amul lislaam mais nag li nga doon wax léegi. yàlla buy defar nit. presque laajul muy jàng. ba muy defar yonent bi. ba yonent bi daan gàddaay ñépp di dem xaari xiraa di fa làqatu suba ba ngoon. di daw wax yu sew yi. boobu l'islam wàccagul. déedéet méditation. dund na ñeent fukki at si loolu. l'islam di soor a wàcc. lan moo ko si puus yàllaa bëggoon mu baax kii itam yàllaa bëggoon mu baax yàllaa bëggoon mu jàngi. looloo tax mu réagir comme aaya bi. mel ni daf ko xamoon. ak it ba mu déggee l'islam rek doogu ma la da ko nangu ci saasi. daf ko nangu. ci saasi. nangu ko si saasi.
l'islam moom li mu santaane si uti xam-xam dafa bari. waaw dafa bari. cheikh bi léegi ban jamono moo gën a màndargoo. am na laaj boo ma laaj léegi de. mooy contre la décolonisation. contre la décolonisation. Cheikh Fodé contre la décolonisation lim si def dafa bari mais pour nga gën koo xam nag il faut nga lier ne Cheikh Fodé mooy Fodé Kaba Doumbouya soo ko accepté nga xam ne li mu def si décolonisation bariwul dafa ëpp mais soo séparé Cheikh Fodé ak Fodé Kaba Doumbouya ba tey ëppul mais doo ko tuddee dafa ëpp. mais li mu def si décolonisation dafa bari. pourquoi nañu jël Fodé Kaba Doumbouya teg fale. Cheikh Fodé ba mu juddoo fi si ili màgg am ñaar fukki at ak benn takk jabar am taaw. dem jàngi ba man xam-xam dellu si naxanteeg waa ili lu mat juróom-ñaari at ñii ne juróomi at la pour rek bañ a jihaat. ñu lank Maba Jaxu dem gaañu nag mu ne pexe de jeex na dama doon xaar Maba Jaxu di maslaak nit ñi di leen oo si lislaam si jàmm léegi nag jàmm jooju nanguwuñu ko oote boobu nanguwuñ ko. comme Maba Jaxu jóge na fi en 1867. naa dem dellu Gàmbi ga nga xam ne bari woon naa fa taalibe am na ñu ma fa xamoon ma ànd ak ñoom ñëw def jihaad. jihad boobu ba mu njëkk a def la ko colonisateurs yi contre c'était en 1868 ñii ñu ne déedéet 1879 la mais ñun li ñu gën a jàpp 68 la mooy lan mooy li français yi di tuddee la bataille de crocodile dafa am si biir île yi nit ñoo xam ne comme xamuñ li mu doon def benn xamuñ sax ne seen mbokk la xamuñ sax ne ñoominka la pour ñoom soose bu jógee Gambie la loolu moo andi Fodé Kaba bi buy tuubal nit ñi ñu dem boole ji Cheikh Fodé ak colonialisme bi français yi fan fi dëkk fu ñuy wax Gorée ñu ne ko ñun de dafa am soose bu jógee Gambie ak ay taalibe dugg si île yi di leen dugal si benn mbir moo xam ne nee nañu l'islam la tudd doguma la fekk na it tubaab yi ñoom it di def campagne pour dugal nit ñi ci christianisme voilà parce que la preuve mooy ñëw nañ ba Joal waaw donc te Joal buntu ili la donc premier contact baa ngi noonu ñoom ñu bombardé ili yi fu ñu dégg ne Cheikh Fodé dem na fa rek di jihaad ñu bombardé ko boo demee tey sax jogaan fa mu cosaanoo da nga fa fekk benn bomb bu fa dal te toj kiiwul éclaté wul parce que Cheikh Fodé fa mu nekk bu fa bomb dalee du tàkk bomb du bu fa dalee du tàkk nit ku doyoon waar la peut-être dinañ mas a ñëw si aspect mystique am waaw donc loolu première deuxième chose bi nga xam ne dañu yaakaar ne colonialiste yi dugal nañ si loxoom mooy waay nit koo xam ne dañ ne la dafa jàng ba am juróom-ñett jàng tuubal nit ñi dugal l'islam si île yi formé ay imam ba am juróom-ñetti fukki at lu muy uti Mauritanie pour ñun il n'est pas parti de son gré parce que li la koy gën a xamal mooy période bañ ko fa yóbboo 1901 période boobu lañu yóbboo Serigne Touba période des exilés waaw parce que Serigne Touba 1903 lañ ko yóbbu waaw 1901 la Cheikh Fodé dem Mauritanie mais c'est pas le fait d'aller en Mauritanie mais c'est le fait d'avoir 80 ans di soor a dem Mauritanie ñii ñu ne dafa gis leeri Cheikh na Cheikh Sadibou buy loolu tabaarakalla ñu ngi siy kontaan ñii ñu ne déedéet comme daf doon jihaad te tubaab yi kuy jihaad la ñuy bañ a dégg la preuve Serigne Touba li tax ñu yóbbu ko Gabon ragal am soupçon rek ne dafay jihaad ba buur Siin Kumba Ndoofeen Juuf seede ne jihaadul parce que dem naa vérifier lii soupçonné nit rek ne day jihaad nga déporté ko yóbbu ko Gabon lu mat juróom-ñaari at waxaatuma nag ki koy def carrément donc ñu jàpp ne ñoo ko yóbbu te nag boo jëlee diggante Ili Saloum jogaan fa mu cosaan ak ba mu déparé fa mu wax ba mu dellusee fa mu wax ne la njëkk a dem muy xawdu ça fait plus de 2000 kilomètres sori na Ili ba xawdu ça fait presque 2000 kilomètres parce que Dakar ba Nimzat ça fait plus de 600 kilomètres te boo yeggee Nimzat di dem xawdu dafay mel ni da ngay soor a départ
donc looloo tax ñu ñaaw njortu ne tubaab yi dañ te itam ñu ko troisième bëggoon a isolé. dañ ko doon bëgg a troisième raison bi nag preuve yi ñu am ne Cheikh Fodé mooy Fodé Kaba Doumbouya soo dellusee si histoire yi Fodé Kaba Doumbouya dafa joteeg tubaab yi Gambien yi joteeg français yi ak Moussa Molo parce que simplement dafa am jullit yi ñëwoon làqatu si moom muy défendre ñooñu bokk na si ku ñuy wax Boubacar Badji ñu ne ko delloo ñu ñooñu làqatu si yow mu bañ boobu mu bañ nag moo tax ñu attaqué ko ñoom ñett les anglais les français et les autochtones Peul qui étaient là suñu mbokk yi nga xam ne ñoom itam nit ñu baax lañu mais histoire la dañ koy nettali Moussa Molo ànd ak ñoom ñu attaqué ko la ngay xamee ne colonial donc loolu signe la ne xeex naa colonialiste yi mais lii lay jox preuve ne nag ba muy dem Mauritanie demul si sagoom mais mooy Fodé Kaba Doumbouya ba 1901 boobu ñu wax ne lañ ko attaqué noonu mu disparaître si la dem Mauritanie Cheikh Fodé Lamine Ndong 1901 la taseeg Cheikh na Cheikh Sadibou donc ñoom bañ naan rey nañu Cheikh Fodé Kaba Doumbouya ak ñi mu àndal boobu Fodé Kaba dem na yoonam muy maa Fodé Demba muy Cheikh Fodé Lamine Ndong mii booba dem na Mauritanie parce que la preuve mooy amul bàmmeel boo ko tuddee Fodé Kaba Doumbouya amul bàmmeel parce que ba xeex ba jeexee ñu wër ko pour gis ko gisuñu ko dafa ne menteñ anamu ñoom ñu ne dafa disparaître comme ni Cheikh Oumar Foutiyou Tall disparaître Bandiagara alors que dafa dem Mauritanie moom Cheikh Fodé Lamine Ndong mu doon Fodé Kaba Doumbouya dëgg la yaa ngi gis maa ngi gis waaw xam naa ni léegi nitu yàlla koo gis dafay am benn jamono ju màndargawu ci dundam jamono ju màndargawu boo jëlee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy référence bi xam nga reñaan gi nekk na période décisive ci dundam mel na suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba demam gi géej gi nekk na période décisive ci dundam point culminant waaw est-ce que moom mii Cheikh Ma Fodé Lamine Doumbouya tey Ma Fodé Lamine Ndong ban jamono moo gën a màndargawu ci dundam boo xamante ni daal moo déterminé li ci des ba tax tey jii ñu toog di ko waxtaanee boo ko doon jàpp ban lay doon. dina jafe parce que gis gi mu gis nit kiy jàng alxuraan mu jaral ko mu def ay sacrifice pour man dafa am solo mais itam bu fekkee ne colonialiste yi yóbbuñu ko sacrifice bu mu def à l'âge de 80 ans dox ak tànkam fii ba Nimzaat. parce que Nimzaat moo gën a siiw mais moo nga fekk Cheikh na Cheikh Sadibou bu dëkk bu ñuy wax Touazirt loolu itam am na solo mais man bokk na si lii ko gën a marqué mooy Touazirt sa Mauritanie fa mu nekkoon mook Cheikh na Cheikh Sadibou Aïdara 1901 mbokk yi nag bu ñuy déglu histoire bu mel ni dañuy léeg-léeg dañuy foog ne yëfi démb la wala barki démb. déedéet dafa yàgg. dafa yàgg. parce que boo xamee ne Baye Niass mu baax mi. borom faydu bi. 1901 boobu Cheikh Fodé demee Nimzaat à l'âge de 80 ans Baye Niass boobu benn at la am. yàgg na. loolu yàgg na. donc loolu li tax ma koy fàttali mooy pour ñu situer wax ji. waaw. ci histoire ñu situer date bi. ñu situer date donc pour man séjour bi mu def ak Cheikh na Cheikh Sadibou séjour bu am solo la. li ko tax a am solo mooy dafa am yu si xew. su ma nettalee si xew nga xam lan moo tax gannaaw nangoo sacrifier jàng bi. man boobu laa teg si kaw. pourquoi jihaad bi am na solo. parce que jihaad moom kenn du ko werante jarul expliquer. mais dund fukki at yi mu dund ak Cheikh na Cheikh Sadibou. li tax mu am solo mooy benn. en 1901 ba mu gisanteeg Cheikh na Cheikh Sadibou nekk ak moom foofu. Cheikh na Cheikh Sadibou yàlla mayoon na ko moom buy buggee naan wala ñi mu àndal bugg a naan wala ñu bugg a jëriñoo ndox daf daan def rek lu bu naanee rek joxe ñu mën see faj soxla yëpp. ba mu buggee gas teen rek mu xam ne
pourquoi mu bugg a gas teen parce que dafa bëggoon a samp jàkka ba mu buggee samp jàkka mu xam ne ndox dëgg moo ko laaj mu ne day gas teen mu xool si biir ña nekk Tuwaysirkt mu gis ne Cheikh Fodé yaakaar naa ne moo sa war a mag ba pare mu gis si moom ne niti yàlla la maanaam am na may si nettali yi ñu ne mu ne ko ñii ñu ne daf ne ko Cheikh Fodé gasal ma teen parce que soxla naa teen parce que Tuwaysirkt maa ko sanc ma dëkk la te amul teen te dama bugg a sanc jàkka ñii ñu ne déedéet neewu ko gasal ma teen daf ne ko Cheikh Fodé comme yàlla may na la lim la may te man Cheikh Sadibou xam naa ne am na lu la yàlla may dama bëgg nga woon ma parce que Tuwaysirkt ay xeer rek la fan la ñu mën a gas ba ndox am Cheikh Fodé ne ko gasal fii ñu gas rek ndox bal la Cheikh Sadibou kontaan si ba wóoy si xam nga Cheikh jëf ju mel ni jëfi Cheikh Fodé bu amee ku mel ni Cheikh Sadibou wóoy sa jëf ja dafay am solo day wane ni jëf ji am na solo dafay wane ne jëf ja am wóoy ba mu fa wóoy Cheikh Sadibou si teen boobu mooy bi'ru Tuwaysirkt daarul yumni wal baraka inshaa man qaddara sukuna wal haraka banaytuha malja'an lil mu'minina wa lam tazal manafi'uha fi dahri mustaraka fada tu'amminuhu wadaka tut'imuhu wada tu'allimuhu mal mustafa salaka fa hadhihi niyyati wallahu ya'lamuhu wal mar'u yujza bima nawa walaw taraka loolu la Cheikh Sadibou woy si loolu benn minute rek ba mu woyee loolu si teen ba ba ñu waree tàggoo nag Nimzaat en 1911 Cheikh Sadibou daf ne ko Cheikh Fodé ñibbil nga yeggali sa liggéey wante am kurus gi teen ba nga ma gasal Tuwaysirkt temps boo ñaanalee nit si kurus gi ndox dina génn su ndox génnee rek xamal ne aajo ba faju na Cheikh Fodé loolu spécificité am la woon bu la daan ñaanal sa soxla wala nga feebar wala tawat bu la ñaanalee rek ba kurus gi génnee ndox mooy mu ne la jógal dem sa aajo faju na sa aajo faju na troisième élément bi xam tax loolu am solo moo di ne daf ne ko boo demee boo ñibbee bul nangu ñu suul la si bàmmeel ya parce que balaa ngay am téeméeri at si biir suuf àdduna dégg la te bu boobaa buñ la suulee si biir bàmmeel ya problème am fañ ko suul ak bàmmeel yi penku la ak xarfu loolu donc pour man c'est une étape importante de sa vie loolu laa si bëggoon a wax ah yàlla xam na ni dese nañu ay questions yu bare cheikh bi waaye waxtu bi moo nu xoj waaye du ñàkk ni daañ ci dellu siwaat ci beneen émission ñuy laaj mbokk yi rek ñu gën di topp di gën di suivre ndaxte wax dëgg yàlla écho yi ci am boobu ba léegi dal na xel lool parce que sunu réew mi dafa bari ay mag ñu baax ñoo xamante ni kenn ku ci nekk war nañu mën a jëriñoo ci moom rawatina nag Cheikh Mafodé Lamine Ndong kon ñu leen di dox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi du yàgg dara daañu fi ñëwaat ak yow ci beneen émission yeggale laaj jërë ngeen jëf ci micro bi Djibril Diop sunu invité tey Cheikh Fodé Lamine Ndong ci technique bi Saliou Diagne jërë ngeen jëf ba beneen samedi. ñu ngi leen di gërëm salaam.